Aïssatou Diop Fall ñëw na de dafa mel ni ñëw na dalal ko ba pare Astou. day dugg ci journal bi. day dugg ay jëboog Aïssatou namoon nañ la bismillah comme ni ko Serigne Cheikh di defee àllarba bu nekk ñu dalal la ba pare balaa ñuy ñaareel kaas xibaar xam nga man moom gan bu yeewu béy laa donc Astou mais yow nag moom xam nga ne yow dama laa respecté xaw am sa kersa tuuti moo tax man su ma seen du gis Fatou Dieng ba Fatou moom yëpp naa ko mais yow dama am sa kersa Astou maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu ñi mu fekk si ñëpp am plaisir bu baax nag fekkante fi ak sama frère bi Mokhtar Gueye borom seen Kenkeli info Chérif Dieng xam ne bés bu yaa saak ma dégg découvrir ci ay affaire fii nii yoo xam ne neexuma wax naa la ko waaw kële yooyu ay tuuma nee naa damaa ragal gàcce damaa gudd bakkan ragal gàcce waaw te yow sama rakk nga waaw may tuumaal yow bu leeral sama wax léegi nii tiit naa si yooyu sama ci kii laa nga xamee ndax xale bi sama loxo la jaar bien que dafa xaw a dugal tuuti baadoo la mais maa ko formé il me doit sa carrière ce petit là boo gore woon sa salaire man maa ngay lekk waaw ndax tu es passé entre mes mains donc ma gërëm ñëpp nuyu ñëpp ñoom Dumza ngi ne toog borom question yu neex ya ca si bu baax boobu foofu maa ko fi wax sama yoon nekk si xam naa xëy na après sam njaga dóor la loolu dina baax si yow boobu si bu baax baa ngoog ak may mën a njaay mi nga xam ne nee na day taatale yi diwoo waaye gis naa tey maman Oumy dina ma wax ndax dëgg la am dëgg li may nag décoré na table bi assumé sa table non sa table bi macha allah yu xam nga bagage yu baax yi dafay ça fait plaisir le matin. Oui, ça fait plaisir le matin, c'est mignon, c'est fun, ça donne de l'inspiration. Et puis, c'est pour le plaisir des yeux et le plaisir des téléspectateurs, pour ne pas dire le plaisir de la langue. Serigne Cheikh Aïcha, la première tasse, non plutôt la deuxième tasse actu de ce jour. C'est voilà. Tout de suite, c'est parti. Astou dañuy koy tàmbalee ci licence de pêche yi nga xam ne jamono ji nappkat yi ñu ngi koy ŋàññ bu baax a baax ministre bi nag nee na loolu daal ay kasaw la tegewul ci dara ndaxte licence yi lépp jaar ci yoon te géej gi amul bateau pirate yuy napp ci waaxu Sénégal yi Adou Ndoye doon def déclaration boobu ca cérémonie de remise de don di 38 bateaux en fibre vert yoo xam ne ni pêcheurs yu Wakaam yi lañu ko doon jox ñu teewlu ko ci micro Fatimata Touré ak Abba Camara. Toutes nos discussions, accords. damay faral di fàttali phrase bii moo di lépp loo xam ne rek ay ndogal la jëm ci wàllum napp dañ ko rek daal ci jëlandoo ak képp ku nga xam ne rek nappkat la jëluñu fi benn décision boo xam ne ñoom yëguñu ko beneen bi mooy que ni lépp loo xam ne rek dafa jëm ci wàllum defaraat li nga xam ne moo di napp bi jël nañ ko tënk ko ci code de la pêche bi nga xam ne sax amaloon na ci 13 juillet 2015 loolu nag dafay rek daal di defaraat jëmmalaat li nga xam ne rek moo di napp bi fii ci Sénégal lépp loo xam ne nag dafa doon li nga xam ne moo di napp boo xam ne jaarul ci yoon dañ ko fiy tere wante nag ñi nga xam ne la ñuy woowee ay bateau pirate maanaam jóge feneen ñëw fii di napp loolu yëpp tënk nañ ko nii dafa doon li nga xam ne fraude la de képp koo xam ne jàpp nañ ko ci dinañ ko réglé ak ñoom dafa am tamit loo xam ne ay réalisation la nga xam ni ministère de la pêche def na ko subventionné na bateau bu nekk ci lu toll ci 1 million jagleel ko moteur am daati nag dolli ci li nga xam ne moo di gilet de sauvetage yi lu toll ci 20 000 gilets de sauvetage daal nañ koy subventionné daal koy yóbbu ci njëgu 2500 wàllum géolocalisation bi tamit bateau yi noppi nañu ci defar ko du yàgg dara ñu daal koy def mise en circulation. wax ci communiqué bureau Youssou Ndour di xamal askan wi ni jamono ji am na ay sambabo yoo xamee ni dañoo defari ay këyit daal ci mbirum immigration clandestine ngir nag boole ko ci moom turam Youssou Ndour ni nag bokku ci signature am ya fa nekk yëpp dañu ko trafiqué moom mësul ànd waa UEMOA ak Union européenne ci mbirum immigration ba tax na daal nee na képp ku fa def naka su dul noonu ba ñu yóbbu sa xaalis moom yoonam nekku ci général Cheikh Wade ñu tabb ko chef d'état-major général des armées muy wutu ci poste boobu général Birame Diop mi nga xam ni dafay dem à la retraite 30 mars 2021 lay doon dañuy wax ci pénurie ndox mi ci yenn quartier yi fële ca Mamel moom daanaka weer a ngi nii gisuñu ndox benn yoon ba askan wa fa nekk daal ni doy na autorité yi nga xamee ni ñoom la ñu tabb ngir ñu régler loolu
nañ ci jóg nu mu gën a gaawee toogaayu ñaxtu lañ doon amal la démb ñu teewlu seen porte-parole ci micro Maymouna Ndiaye. pandémie bi mi ñu nekk donc fu mu nekk ni waruñu ñàkk ndox ñu ngi ñàkk ndox di fay ay factures yu cher te am réserve bi du mën a def réserve boo amee réserve ba comme ni kii nu wax ci français ndox mi du dem parce que pression bi bëriwul. donc dañuy ut ay bidon 10 litres yi di daw fu nekk di ut ndox te ndox boobu sax doyu la te wóorul na sax ndox boobu ndax set na wala setul wóoru la ñu indi lu quelque fois ay nit jënd citerne indi parce que citerne dañ koy jënd. citerne bu ñëwee balaa muy kii dooroon ñaari bidon fekk citerne bi dem na parce que niñ ko seddoo ñoo bëri ndox lañ bëgg xam nga ñun dañ defe noonu seen eau bu ñëwee tubaabee ko gérer dinañ am ndox mais malheureusement c'est pire que SDE sax musuñu peut-être que am lu mel nii peut-être amoon nañ ko dans le passé mais loolu yàgg na mais nii ça c'est non seulement ñu ngi soog a ñëw ñoom seen eau ñu ngi soog a ñëw di ñu def lii. autopont bi nekk ci Yoff ministre bi yor wàllu transport di nga xibaar ni ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi dina tàmbali loolu nag war a yokk mobilité urbaine bi fii ci Ndakaaru xaw a wàññi embouteillage bi Mansour Faye nag doon ñu xibaar loolu ca visite de chantier ba mu doon amal ci ouverture autopont yu Kër Gorgui ak Saint-Lazare ñu teewlu ko ci micro Mohamed Samb ak Younous Diatta. maanaam yoon bi nga xam ni moom la ñuy wax autopont bu nekk Saint-Lazare ak autopont bu nekk cité Kër Gorgui ñëpp xam nañu maanaam pont bi ubbi woon nañ ko mais dafa am ay liggéey yu nga xam ni moo nekkoon ci côté bi mooy yeneen voies yi nga xam ne ñuy dugg ci quartier yi ñu tëjoon leen parce que liggéey bi parlu woon waaye gis ngeen liggéey bi nu mu rafetee ak nu mu jekkee ci lépp nag te lii dana tax ni ñi nga xam ni quartier yi nga xam ni Sacré-Cœur cité Kër Gorgui dañoon sonn ci maanaam déplacement macha allah léegi déplacement boobu dana yomb ci ñoom. Yoff am na autopont bu ñu fay defar autopont boobu fu lekk le 23 décembre au plus tard dana ubbi ce qui fait que lan mooy maanaam ci wàllum circulation bi lu bëri dana ci wàññeeku ci wàllum jafe-jafe di rappeler que ni Sénégal maanaam parc automobile bi day yokk ci lu bëri boo ci jëlee téeméer dana yokk fukk par année. rien que Dakar boo jëlee ñetti at yi 100 000 nouvelles immatriculations mooy am donc loolu mooy lan mooy que ni circulation yi mën na gën di jafe-jafe waaye aussi fexe ba nga xam ne de manière globale circulation bi dana yomb loolu. ñu ñuy des ba léegi ci Mansour Faye moom nga xamee ni doon àddu ci mbirum autoroute à péage bi ni daal séeraay bi ku ko mënut a dékku na dem ca national ba kii di Elimane Kane bu Leg Africa ni kàddu yooyu daal ku ñu fal ministre fii ci Sénégal warul yëkkati kàddu yi ni mel ndaxte intérêt population bi la war a défendre te xaalisi population bi dugg na ci ouvrage boobule ñu teewlu ko ci micro Pape Fara ñi ak Thierno Laurent Mendy. ministre Mansour Faye dafa war a rëccu li mu wax dellu si parce que du cëram loolu du waxu ministre bu nekk ci gouvernement du Sénégal koo xam ne da ngay représenter Sénégalais yi ci fi ñuy waxtaanee ak négocier ak yeneen partenaires u Sénégal parce que ci lu bëri parce que war na xam moom mooy ministre bi parce que ñun xam nañu parce que gëstu nañu xam nañu autoroute à péage bi naka la taxawee depuis fañ ko sosee ba tey jii nii ñu gis ci benn autoroute à péage bi tarif yi nga xam ne mu ngi koy appliqué cher na parce que ñoom ñu ngi ci am bénéfice yu mag a mag a mag yoo xam ne ni jéggi na dayoo sax estimation yi ñu amoon au départ loolu étude bu ñu def wane na ko alors moom li mu ci dugal weesuwul 20 milliards. boo ci yokkee yeneen yoo xam ne ay prêt la yu ko xam ne ay yeneen partenaire extérieur ñoo ko jox mu ngi àgg ci $41 milliard li ci des yëpp laa la wax état Sénégal moo ko def donc ñun citoyens suñuy impôt li ñuy jël boole ko def ko foofu donc boo jàkkaarloog ñooñu nag nga xam ne ni ñoom seen alal moo tabax autoroute bi nga xam ne ni ñoom ñu su bëri sax mënuñu fa jaar parce que amuñu moyens yi ngay toog tey ne leen ko amul moyen dama jaar feneen donc loolu je pense que ñàkk cëral ñi tax nga toog doon ministre loolu mënu ko weesu alors moom li mu ci dugal weesuwul 20 milliards boo ci yokkee yeneen yoo xam ne ay prêt la yu ko xam ne ay yeneen partenaire extérieur ñoo ko jox mu ngi àgg ci $41 milliard li ci des yëpp laa la wax état Sénégal moo ko def donc ñun citoyens suñuy impôt li ñuy jël boole ko def ko foofu donc boo jàkkaarloog ñooñu nag nga xam ne ni ñoom seen alal
moo tabax autoroute bi nga xam ne ni ñoom ñu su bëri sax mënuñu fa jaar parce que amuñu moyens yi ngay toog tey ne leen ko amul moyen dama jaar feneen donc loolu je pense que ñàkk cëral ñi tax nga toog doon ministre loolu mënu ko weesu. ñu wax ci Afrobasket U18 fële ca Égypte Sénégal nag qualifié na ci final bi nga xam ne tey jii ci àllarba bi lañ koy amal qualifié waale tamit ci coupe du monde bi ginnaaw bi ñu daanee démb Guinée 52-39 Sénégal nag Mali la war a dajeel tey jii ñu fàttali rek ñaari équipe yooyu ci édition bu mujj bi tamit ñoom ñoo final woon ba pare teewal Afrique fële ca coupe du monde ba. ñu dellu ci la xawoon démb ca Parc des Princes muy match Paris Saint-Germain Başakşehir di club turc boobu nga xam ne dafa mujjee dakk ndaxte quatrième arbitre bi la ñu jàpp ni moom moo tenir ay propos yu raciste ci Pape Pierre Webo nekk doomu Cameroun boo xamee ni ci baaw équipe turque bi la newoon kii di Demba Ba nag moom moo jóg ni joueur mi nañ ko topp ñu génn match bi ñu dakkal ko loolu tax ba UEFA ni dinañu tey tëggaat match bi tey jii ci ngoon lay doon kii di président turc bi di Erdogan moom bind na ci Twitter ni daal ma ngay condamné propos yooyu nga xamee ne arbitre bi moo ko yëkkati di ñaan équipe bi maanaam kuréel gi di UEFA tamit ñu jël ay mesures yu tar teg ko ci arbitre boobu nga xamee ni moo yëkkati kàddu yu ñaaw yooyu la ñu wax ci procès écoute Nicolas Sarkozy parquet bi nag mi ngi ni nañu ko daan ñeenti at ci kaso ñaari sursis lay doon moom ak avocat am nag dañoo jàpp ni dañ doon jéem a corrompre ab magistrat pour am ci moom ay information ci procédure judiciaire boo xamee ni moom lañ ci topp fële ca Libéria du toll ci 2 millions ak genn wàll électeurs ñoo voté démb pour réforme constitutionnelle référendum bi nag li ko tax a jóg bokk na ci wàññi mandat présidentiel yi ak législative yi jëlee ko 6 yóbbu ko ba 5 ans ñu jeexale ko fële ca Royaume-Uni foofu nag lancé nañu fa campagne de vaccination bu njëkk ci wàllu coronavirus Marguerite Keenan di britannique boobu 90 ans moom la ñu fa njëkk a ñàkk ci vaccin boobu ñi ci am yaakaar ni daal feebaru corona dina fa jaare jóge ci àdduna bi Assoumben Diop. da ngay ñàkk wala. waaw. pare nga su ñàkk bi ñëwee. su ñàkk Serigne Cheikh lan la war a ñàkk foofu. li ko def mu gën a garaaw corona. waaw baal ko ba après mu faju. non pourtant keroog fii lundi Chérif Dia fii la nekk suba teel di ko attaqué naan ko Aïssatou Diofal terroriste. lundi suba teel fii la toog di la attaqué. yow yaa ma respecté wu te tu dois ma respecté fii moo fi léegi laa lay wax sa CV fii moo xool ko maa ko jàngal baa nga def say tooki doo na ma couvrir la donc tu as un problème ak les Aïssatou dañ bàyyi la gente féminine. dañ bàyyi mu sedd non dafa dem non xam nga non moo xam nga yow sama grand nga dama respecté mais xam nga ñun ay waalo ñun foo ñu passé foofu la ñuy tontuwee gone gi nga xam ne maa ko ba ma koy jox micro muy lox di kat di ñeme lu wax ma pousse ko booste ko na ko waxal nii la ñuy waxee nii la ñuy kiiwee caméra ñëw mu daw tapet la ba télé ma ñu ne war nar a am télé mu daw mais def naa ne Aïssatou lu ko jàngal premier salaire maa ko jox kii premier salaire maa ko jox premier stage maa ko jox tooki doonam yëpp CV yu suuf yu def yëpp tout ça yooyu yëpp man maa ko gérer porté ko su mes frères épaules yaa nekkoon yaay yow laa rus ñaareelu kaasu xibaar bi la woon ak Serigne Cheikh mi Serigne Cheikh defe naa ne xëy na ponk boobu la ñuy taxaw rek vite fait mu di jafe-jafey ndox mi defe naa ne dafa mel ni comme si dañu dellu dans l'histoire de Kiri quoi en fait looy laa ñu gisatuñu ndox fi mu nekk nii c'est grave fii kat moom ndaw si mi ngi koy wax ci élément bi ni ba ñu gisee seen eau ñëw yaakaaroon nañ yëf yi dina wàññeeku mais au contraire dafa gën a yokku mais te fekkoon foofu la yem rek mu neex sax parce que facture yi mais xool Astou xam nga man lan moom gën a scandalisé ils ont sorti un communiqué récemment mais communiqué boo xam ne super insultant di jàngal nit ñi di utiliser seen ndox waaw wàññi seen ndox mais bu ngeen
ngeen demee toilette bu ngeen def rek la petite commission ne tirez pas xaaral mais c'est super grave. total xam nga yooyu te boo xalaatee ne kan mu ñañoo nekk ci ginnaaw seen ay tubaab lañu mais kooku mën nga jàpp ne on est encore retourné à si jamono yi. à l'âge de la fierté. Non, sérieusement ñoom ñoo war a ñu jox ay leçons de morale ni ñu jàngal comment utiliser l'eau comment utiliser mais c'est une insulte yow ngay fay loo xam ne ni gisoo ko jotoo ko après ils viennent nous donner encore des leçons de morale mais c'est juste hallucinant. mais ci kaw sax nga gis ko en fait ndax moom ñu leer sakkanal ko ci kaw nga gis ko. ci kaw nga gis ko et puis ça scandalise personne. te ndox mi dañ ni dafa manqué. léeg-léeg du jote sax ci yenn gox yi. mais problème bi dëgg-dëgg buñ ko yéree ba ca biir demal ci yenn gox yi nga xam ni dañu bëgg branchement yu bees. mais on te fait payer boo ci nekkee mën nga fay ay 500 000 à hauteur de 415 000 francs. pour un Sénégalais moyen. parce que tout simplement bu ñu la dessiné ni la devis bii lan la jox yow da nga naan lii est-ce que ndox jar na ko. te bu ñu la ko joxee ça te garantit pas que ndox mi day ñëw. donc loolu lépp ay problème la yoo xam ni nit ñi duñ ci wax mais je pense ku damoon yenn gox yi nga xam ni ay zones yu reculé tuuti Dakar tuuti ay Sangalkam wala nga dem feneen mais da ngay gis ni liñ lay fayloo mais dafay jéggi dayoo ba dalay jaaxal. mais grand boo ko xoolee astu ci temps wu Ablaye Wade lui lan la fi bàyyi lan moo ko daaneel en réalité la mu nekkoon signe avant-coureur signe annonciateur de la perte de son pouvoir courant bi émeute de l'Élysée du te rappelle mais Macky Sall mi ndox la. et c'est grave parce que xam nga courant sax mën nga ko muñ nga xaw a taal lampe nanga mais ndox quand même c'est un truc. c'est délicat te ba tey moom mënu ko régler ñi mu teg ci ministère bi ils n'ont même pas la courtoisie la plus élémentaire ñu sax expliquer excuser wala non du tout c'est-à-dire ça passe par perte et profit te yooyu may wax ne yu ndawaan yooyu ñuy négliger souffrance peuple yi nga xam ñu koy négliger mais bu subaa mais moo la nar a jural jëyew doo xam ne dafay jaar au-dessus de seen réel mais dem ba yow mi nga xam ne amoon da ngay dem ba da nga koy miis en fait. ça fait partie de ton quotidien finalement. xoolal ñun par exemple man là où j'habite à Dieuppeul mais Dieuppeul ñun on a presque pas d'eau ñun pénurie ou pas pénurie on n'a pas du tout d'eau amuñu ndox. man waa Sen'Eau ñu ngi may dégg tous les jours dama leen di ñaan ay citerne ndox dañuy ñëw bu ñu ñëwee alimenté waa koñ bi yëpp mais est-ce que ça c'est normal ci fi ñu toll non c'est pas normal. xëy na ñoom dinañ ci indi saafara ndax nee nañu nañu xaar 2021 comme 2020 moom dafa metti xëy na 2021 saafara yi dina jebbi ci kanam KMS 3. nañu xaar ba xam là-bas hier aussi bon on espère que comme ñu wax investissement yi ay sotti wax na ko bari na trop ci koppar yi def ci wàllu ndox mi Sen'Eau fin d'année bii dañuy def 1 an. moo tax bu ñu fi sax 1 an coow li bëree nii donc y a problème quand même bu ñu war a régler en termes d'approvisionnement surtout eau potable. parce que am na ndox wante potable. ay ca bopp mu ngi noonu ci kanam tuuti ñu wéy ak jàngat bi